ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yittewoo mën ngeen ñu jot ci 77 298 65 79 wala boog ci 76 452 72 67 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Net 24 dellusiwaat na di émission bi nga xam ne moo leen di xamale ak lépp lu jëm ci wàllu technologie Facebook ak lépp luy numérique ma ci ànd chaque jour ak sunu consultant bi di Ahmadou Pouye moom nag consultant la en marketing digital tey ñu fas yéene waxtaanee mbirum réseaux sociaux yi Amadou ma bàyyi la nga nuyoo ak sunu mbokk yi ñuy suivre. Moustapha maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku internet yi ñuy suivre fii ci Sénégal ak bitim réew. voilà Amadou tey ñu ngi fas yéene waxtaanee lu aju ci réseaux sociaux yi. oui ñu gis ne bëri na point yoo xamante ne xaju sax ci émission. dëgg la mais dañuy jéem a xool naka la ñuy def rek ba épuiser point yoo xamante ne dina am solo ci ñuy suivre. effectivement ñu dooree ko ci lépp loo xamante ne mooy ampleur bi ñu gis ne am na ko. ci Sénégal ak ci àddina bi yëpp. ñu bari ñu ngi xam ne réseaux sociaux yi actuellement ci àddina am nañ ampleur bu rëy waaye ampleur bi fuñ ko takk mel na ni weesu na ko. ndax fi may wax ak yow Moustapha ci li chiffres yi génne entre les jeunes qui ont entre 18 et 34 ans ils passent en moyenne dañuy def lu tolloog 2h19 en moyenne ci réseaux sociaux yi mooy xam YouTube la moo xam Twitter la moo xam Instagram la wala feneen mais dans les réseaux sociaux en général dañuy passer 2h19 les jeunes yi nga xam ne am nañ entre 18 et 34 ans loolu mooy lan loolu mooy dans l'année mi ngi mel ni ils passent un mois entier ci at mi ci réseaux sociaux yi kese. loolu nag conséquences yi muy am en termes d'éducation en termes de culture en termes de beaucoup de choses day bari ndax temps bi ñuy passé ñoom ci réseaux sociaux yi dafa bari nga xamante ne c'est quasiment une partie de leur vie en tout cas des jeunes et surtout li ñuy tuddee les digital natives mooy ñi nga xamante ne dañoo juddu fekk fi téléphone portable fekk fi tablette fekk fi internet noonu la ñuy tuddee les digital natives surtout pour ñooñu Moustapha, en une minute, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais en une minute, il y a 480 000 tweets. 480 tweets ci monde bi yëpp. ci monde bi yëpp en une minute. En une minute, il y a 2 400 000 snaps par minute dans le monde entier. En une minute, Moustapha, il y a 4,3 millions de vidéos sur YouTube. En une minute, il y a 317 000 posts en moyenne sur Facebook. Donc, en vrai ampleur bi dafa rëy les gens ne s'en rendent pas compte mais des gens passent leur vie entière ci réseaux sociaux yi am na ñoo xamante ni sax ci la ñuy liggéey. mais lan moo waral loolu lan moo ko waral mu am benn ruée boobu ñëpp jëm song ci réseaux sociaux. effectivement parce que réseaux sociaux yi dès le début très tôt ils ont compris que ñoom seen liggéey mi ngi aju ci capturer attention nit ñi ci loolu rek la dañuy capturer attention nit ñi wëlbatiku dem jaay ko ay publicitaire ñoom seen liggéey loolu rek la moo xam après ay lonk-lonkal la rek mais en grosso modo seen liggéey capturer attention nit ñi la pour am dem après di ko jaay mais pour ñu mën capturer attention nit ñi yooyu li koy waral mooy seen interface yi confort bi ci am ak rapidité bi ci am ak yooyu yëpp dañ koy defee noo xamante ni faw nit ki à chaque fois du ci doyal day bëgg à chaque fois di scroller waat di defaat les mêmes actes dañ koy téye lu ñuy day am dem ba am lu ñuy tuddee addiction am na benn boroom xam-xam bu siiw bu tudd Brian Jeffrey Fogg bu bind ay benn téere bu am solo ci xeetu xam-xam bi ñuy tuddee captologie mooy maanaam nooy fexe ba capturer attention nit ki ba changer def jaar ci persuasion ak influence ba changer ni muy xalaatee nga xamante ne réseaux sociaux yi ñoom li ci ëpp dañuy utiliser loolu ngir boo duggee nga bañ a génnaat. mais loolu tey jii bu ñëpp demee song ci réseaux sociaux yi. oui forcément am na ay dangers yu ci am. am na ay dangers yu ci am danger bi ci njëkk mooy benn est-ce que nit ñi yeewu nañ dëggantaan ci réseaux sociaux yi ampleur bi mu am ci ñoom. te dogguma la surtout suñu dëkku Afrique yi nga xamante ne dañ naan nous ne sommes pas bien préparés pour internet bi parce que gis nga dafa exposé àddinaam. effectivement yoo xam ne mën na ko indi
danger te xamu ci dara. am na ñoo xamante ni amaana dañoo xaw a mel ni man seen njàng soriwul dañoo xam dëggantaan lépp lu ñuy dugal ci réseaux sociaux yi wala lépp lu ñuy def portée bi muy am ci ñoom ak képp koo xamante ni day tàq ci ñoom nga xamante ni moo xam ay publication la moo xam ay post la wala leneen du ñu maîtriser li ñu tuddee waxuma sax algorithme mais politique u réseau social bi rek kese duñ ko maîtriser nga xamante ne du ñu xam bu ñu dugalee mën nañ bañ a xam bu ñu dugalee benn vidéo fan lay mujjee nan la mën a def est-ce que mën na tas bi fu mu mën a yem ñu bëri duñ ko bàyyi xel waaye benn photo booy dugal ci benn réseau social ak bu mu mënti doon amatoo ci benn gestion. même boo ko supprimer quel que soit le type de contenu moo xam audio la moo xam vidéo la moo xam image la mën nañ ko capturer même bu fekkente ne mënuñu ko télécharger mën nañ ko capturer par capture d'écran mën nañ ci defar sax li ñuy tuddee ay fake news pour ñëwaat ci numéro précédent fake news yu bëri day mel ni sax noonu la ñu ko defee dañu jël benn photo tagee ko nu leen neexee créer ci benn post benn genre buzz exact donc loolu danger la bu nekk ci réseaux sociaux yi beneen danger bi tamit mooy li ñuy tuddee li tubaab di tuddee ngeen baal ma terme bi abrutissement mooy lan nit ñi dañuy dem ba tout le temps il passe beaucoup de temps ci humour lépp dañ koy calquer ci humour loolu divertissement lu baax la nit sax da ko soxla am na ay borom xam yu wax ne dundu doomu 24 heures doomu adama ñetti 8 heures la 8 heures bu njëkk bi da koy nelaw 8 heures bi ci topp da koy liggéey 8 heures bi ci des day am ay vie sociale ba pare da ciy noppalu ci lay divertir yow divertissement boobu nit da ko soxla pour beaucoup de choses ndax stress bi am ci liggéey ak yu bari mais bu ñu demee ba divertissement dem ba doon lu mel ni cœur d'activité nga xamante ni lépp nit ñi fu ñu tournu ay reetaan lay doon day dem ba day nasaxal xel ni xel waroon xalaatee dëgg en 2017 dafa am ay scientifiques américains yuy def étude ba xam ne nit le fait rek nga yor téléphone bi saa muy vibrer di la yónnee ay messages di la wax ne Facebook nee na di la wax ne Twitter nee na WhatsApp nee na sa compte Instagram nee na nga war cee dugg bu nekk nga war a xool nga xamante ni bu ñu defalee benn j'aime gars yi dañoo dem ba étudier Moustapha ne j'aime même j'aime yi ñu ciy def nga xamante ne ngay jot benn j'aime day déclencher benn hormone bu nekk ci nit bu tudd dopamine te dopamine day dem ba day indi ci cerveau li ñuy tuddee addiction mooy nit ki da dépendance nga xamante ni kenn xale yi jigéen yi ak ñeneen ñu bari même léegi góor ñeeg ñëpp la dañuy dugal benn photo toog xaar est-ce que mais ci danger yooyu noonu tey jii dañuy gis chaque fois dafay am ay problème fii le motif vidéo yi ñu ngi fi. oui ay photo yoo xam ne xale yu jigéen yi seen àddina yàqu na. oui photo problème vidéo. oui est-ce que tamit suñu société bi ñoom ñoo préparé wu ci réseaux sociaux yi wala ñoom ñoo amul éducation bi ci réseaux sociaux yi. société yi préparé wu ñu Moustapha tu as absolument raison mais aussi ce qu'il faut savoir c'est que yooyu di xew mi ngi doon xew avant le motif indi xewalu ko le motif da ko fësal amaana amaana sax ci la ñu mën a jaaree ba faj ko ndax loolu lu fi doon am la peut-être bu njëkk te nit ñi yëguñu ko mais maintenant les gens sont au courant c'est ça en fait donc le motif indiwu ko peut-être le motif li mu ci indi moo am répercussion bu rëy mooy képp koo xamante ni sa image xas na ba feeñ ci lu bon yàlla nañu ci yàlla musal li koy dindi lu jafe la loolu man na ñun ñëpp ñu maase cee bàyyi xel. mais par exemple képp koo xam ne dafa benn ndaw wala benn waay joo xam ne dafa am ay vidéo yu tegginewul est-ce que mën na def benn procédure wala ay actions yu mën a ba ñu éliminer ko yëpp ci internet. théoriquement am na ay réseaux sociaux yu proposé loolu waaye dans la réalité du mën a ne ndax ku xas ba dugal benn affaire boo xamante ni def na buzz tas na nit ñi seen première réaction mooy lan garder ko ci seen téléphone. waaw am na benn sax pour l'anecdote am na benn candidat élection yi passé France am na ku nekkoon candidat Griveaux nekkoon na candidat mairie bu Paris yu mel noonu moo ko yàqal liggéeyam te moo ne day amoon na ci ay chance yu réel waaye yu mel noonu moo génn xaw na koo yàqal àddinaam yàqal na ko mairie bu Paris en tout cas nga xamante ni yu mel noonu lañ ko génneel te yooyu maanaam du bu xasee ba tas du luy nax saay mukk mën na génnaat ndax nit ñi dañ koy garder ci seen téléphone. du ñëpp ñoo koy supprimer. du ñëpp ñoo koy supprimer. mais c'est très intéressant li ngay wax ni mais danger yooyu naka lañ ko mën a éviter. danger yooyu ni ñu ko mën a éviter mooy ñëpp maase xam ne benn réseaux sociaux yi ak àddina njuum te ñëpp lay dal et que ñun ci réewu sutura lañ ne boo jotee lu bon ñun ñëpp ñu yar suñu bopp yar suñu njaboot ci boo jotee lu safaanoo nga bañ koo tas. est-ce que parents yi aussi amuñu ci part de responsabilité. avant parents yi yéen communicants yi. yéen ci njëkk am
part de responsabilité ci yar nit ñi ci buñ jotee ay bu ma jotee benn contenu moo xam caractère bu safaanoo ci diw ci Massamba wala ci Mademba ma bañ koo tas ma téye ko su ma xamee Massamba wala Mademba woo ko la ko sawaay man de jot naa lii mbaa tasul nangam sangam moo gën fuuf jël ko di ko tas ndax ëllëg njuumte mën naa dal ku nekk fii mu ne booy dox ci mbedd mi sax na nga mel ni yaa ngi télé ndax doo xam kenn ku lay filmer ut ci buzz wala nangam sangam mi ngi xaar benn insolite bu muy dugal am ci ay vues ndax àddina léegi moo dem ba ku ci nekk ci nit ñi léegi dañoo dem ba dañuy comporté wu comme ay chaîne di ut contenu di ko defar di bëgg audience. Est-ce qu'il y a je pense que c'est une faute globale c'est une faute partagée bu dee fekkente ne am na faute pour man réseaux sociaux yi outil la boo xamante ni mën nañ ko utiliser ci lu baax ci jàng et d'ailleurs sax pour man la question qui se pose mooy est-ce que mën nañ envisager ak fi jamono toll ak jeunes yi les 18 à 34 ans ak ni ñuy tuddee les digital natives nga xamante ni dañuy juddu fekk fi internet est-ce qu'on peut envisager un système éducatif sans pour autant inclure ci l'usage des réseaux sociaux vu le temps bi ci jeunes yi di def parce que loolu tamit lu mat a bàyyi xel la. mais dégguma la say argument benn yoon nga joxoon baaraamu mu autorité ñi nga xam ne ñoom ñoo war a sàmm loolu nag def seen i effort ba li nga xamante ne mooy communication bi numérique bi wala information yi fay jaar lépp ñu aar ko ba képp koo xam ne jàdd nga ñu raxas bien vrai que cybercriminalité am na. cybercriminalité am na mais aussi tamit ñu defee ay moyens yoo xamante ne daal dinañ fexe ba gën a aar côté internet bi. cybercriminalité am na. CDP protection des données wax dëgg yàlla ñu ngi def seen liggéey bu am solo état tamit tëral na ay loi yoo xam yu am doole par rapport ak protection données nit fii mu ne nit amul man awma droit jot benn contenu ci Moustapha rek jékki-jékki tas ko waaw Moustapha mën na ma cee topp loolu nit amul contenu à caractère obscène en tout cas loolu amoo ci droit. Donc yooyu yëpp état mais nit ñi ci boppam ñoo mën a ñun ñëpp ñu maase xam ne li ñuy tuddee intérêt commun daf ci am et que loolu yëpp en fait comportement de la masse moo ci am peut-être juste autorité fi ñu wax ak ñoom mooy ñu tëral ay politique ngir gën a yee nit ñi ci danger yi deuxièmement mais avantage yi aussi ñu mën a xam ne réseaux sociaux yi. mais balaa ñu ñëw ci avantage danger inconvénients yi. inconvénients yi Moustapha bëri na loolu Moustapha bokk na ci abrutissement boobu ñuy wax c'est-à-dire nit ñi le fait que nit ñi à chaque fois di bàyyi xel tout le temps humour suba ba ngoon da ngay dem ba finalement nit ki dem ba dëkk bi ay caaxaan kese la léegi. merci da ngay dem bërëng bërigo ñu baal ma ci turu cité Pawlish Mbaye bërëng bërigo mais en réalité dañuy jox ay nit ñoo xamante ne pratiquement vu ñi am benn Amadou Pouye bi def benn explication bu am solo ci internet du ko am donc loolu da ngay dem à la limite da nga ñun bañ société lañ nekk loolu ngay wax. effectivement te li gën a garaaw te loolu dafa am jamonoy Covid 19 bi mooy da ngay dem ba benn information bu am solo bu am doole. am gravité nga xamante ne feebar buy rey tas lool. gars yi ñëw jël ko. en réalité jël ko ay di ko caaxaane parce que day dem ba humour day doon benn tendance. te loolu dafa dangereux parce que humour lu baax la divertissement bu baax mais bu ëppee day indi li ñu tuddee abrutissement nit ñi day dem ba day wàññi say capacité intellectuelle sa xel mii màcc ci. ràññeetle lu baax ak lu bon sa xel mii ràññeetle di xalaat war a xalaat nooy jëmale sa bopp kanam nooy jëmale sa réew kanam nan ngay gëstoo ak réseaux sociaux yi ci nekk yëpp beneen inconvénient bi tamit mooy wàllu sutura ñu bari am na ci ñu bari ñoo xamante ne sutura amatul sutura dafa jafe effectivement nit ñi am na ñoo xamante ne ndeysaan amaana bi ñuy dugal contenu yi sax xamuñu woon impact bu muy am. xamuñu woon ni nañ ci yàq dundu doomu adama am na ci ñeneen ñoo xamante ne dëgg-dëgg amaana loolu moo nekkoon seen yéene. waaye xoolal saaga yi ñuy déglu temps yëpp rek. loolu waaw saaga yi moom dafa yéeme ndax mu yéeme mooy fi mu jógee fi mu jëm. ak melo yi saaga yi nga xamante ne melo yi daanaka. saaga yu doy waar saaga yu doy waar ñëpp xam ne ni saaga yi dafa doy waar. ok waaw loolu moom wax dëgg yàlla. yéem na ku ne contenu yu mel noonu. jàpp naa ne ñu koy déggee ci ñoo xamante ne ay kilifa yu ñëpp ràññee la. ñu doon ay mag aussi. mais techniquement est-ce que dina yomb ñu xam fan la saaga yu jógee kan moo ko dugal ci internet bi. techniquement je pense que cybercriminalité ils ont les outils. ñoom ñoo ci mën pour savoir réellement fan la jógee. ñu jeexalee ci avantage yu réseaux sociaux yi wax nañ ci danger ak yooyu yëpp. avantage lan mooy ay njëriñam. Moustapha je pense pas que lu mel ni éducation. jéem nañ fi mu toll. lu mel ni culture. lu mel ni enseignement en général.
mënuñu ko envisager sans pour autant dugal ci réseaux sociaux yi vu cible éducation mooy jeunes yi. nga xamante ne ñoom lañ bëgg ñu jàng. temps bi ñuy passé ci réseaux sociaux yi je pense que éducation lu mel ni éducation lu mel ni culture ak ñëpp ñu yëngu ci wàllu musique war nañu xool nan la ñuy gën a optimiser réseaux sociaux yi ngir jeunes yi vu que dañ ciy passé temps. ñu fexe ba njàng mi di fa jaaree mu bañ a doon rek divertissement effort bi divertissement di def ba attirer xelu nit ñi je pense que éducation bu ko defoon xale yi dinañ xamee lu bari. jaaree ko ci influenceurs yi jaaree ko feneen. effort boobu nga xamante ni musique bi wala lamb bi wala boobu da koy def ci réseaux sociaux yi ñu fexe ba jaaree ci réseaux sociaux yi pour éducation bi jàll. pour message yu éducation jàll nit ñi xale yi gën a jublu ci njàng mi. je pense que loolu bokk na ci résilience su Covid li Covid 19 résilience yi muy indi. loolu bokk na ci leneen li aussi mooy ñu xam ne réseaux sociaux yi dem na ba. c'est vrai que ak nu mu fi am na yu ñaaw yu feeñ dëgg la mais nëbb lu ñaaw dafa dem ba léegi dafa jafe. mujj gi nag dafa dem ba dafa jafeel. def lu ñaaw te loolu aussi avantage la il ne faut pas l'ignorer. c'est-à-dire information mbir mën naa xew léegi Mali. comme démb dans les minutes qui suivent àddina yëg ko. mbir mën naa xewee Pékin léegi waa Guédiawaye yëg ko dans la minute qui suit. mais dafa mel ni lu baax pour mu siiw dafay xaw a jafe mais lu bon mooy gën a yomb a siiwal boo xoolee réseaux sociaux yi côté boobu. bu dee lu bon léegi ñëpp jot si bu dee lu baax moom da ngay fay sax boo métu pour ñëpp jot si. waaw mais c'est que nag loolu techniciens yi nga xamante ni les techniciens de la communication marketing digital. ñoom si am nañ ci wàll am nañ ci part de responsabilité. ndax lu baax boo bëggee mu tas am na noo koy formuler. lu bañ itam lu bon itam bu demee bay tas am na noo ci liggéey ba andi ko. loolu tamit lépp mi ngi aju ci technique yi nga xool saytu ak ñi nga xamante ne dañuy nekk ci wàllu woowu ñu andi lu bon li ba pare lu baax li lu mel ni les contenus à caractère éducatif. boo ñëwee par exemple nga ne élève bi damay jàngale cours laay joxe bind ay équation mathématique tout de suite ainsi de suite il va se retrouver en classe du ko intéressé foo nga xool noo koy appâter noo koy attirer ba contenu bi intéressé ko. mooy façon bi nga koy joxee. façon bi nga koy joxee. nga xamante ne day jàng. te du am ambiance au classe nga xamante ne day mel ni luy divertir ba pare day doon ay xam-xam yoo xam da koy am solo da koy yokk. kon divertissement bi daal kenn mënu koo bàyyi foog mi ànd ak. divertissement utile agréable comme ni ñu koy waxee. loolu moom fi mu ne ak fi jamono toll je pense que il faut absolument ñu ak séries télévisées yi ak leneen lu bari. en fait xeetu divertissement yi du humour rek dafa bëri léegi dafa dem lii les gens se divertissent. mi ngi fépp surtout ak réseaux sociaux yi. oui dafa dangereux. ban conseil ngay jeexale wala lan ngay jox ñi nga xamante ne sunu ay sœurs lañ sunu ay frères lañ ñu ngi ci réseaux sociaux yi mu nekk comme benn drogue boo xamante ne léegi ñëpp a koy jël. comme mun ñu ko tere. comme li tubaab di wax on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. kenn mënu ko arrêter. kon li ñuy def li ñuy wax mooy benn ku ci nekk ñu bàyyi xel ne. lépp luy dugal ci internet nga xam ni. daanaka dootul génnaat même yow boo ko supprimer jàppal na ni tas na ba pare kon loo fay dugal na nga koo xam te xam ne fukki at ci kanam ñaar fukki at ci kanam amaana say sët sax dinañ ci teg bët kon lu ci waay di dugal na ko xam benn ñaare ba itam ndéem nit ñi dañ ciy passer temps. te mënuñu ci génn mais nañ ci gëstoom ci xeetu xam-xam bu waay bëgg. dëgg la moo xam ci santé. moo xam ci politique moo xam ci lu ne. moo xam ci ku ñuy jàng mathématique. ak yeneen lépp ngi fa rek lépp ngi fa. c'est vrai te xeetu conseil de santé bu waaye soxla itam daanaka mi ngi fa contenu yëpp lañu faa dege kon ni ko nit ñi utiliser leen jëmale ci seen i njëriñ. te bañ koo def rek divertissement te xam ne divertissement kenn mënu koo def H24. kenn mënu see dëkk sax Amadou Pouye ma lay jaajëfal encore une fois. merci moom la ñuy àndal chaque samedi mu ñuy jàngatal lépp loo xam ne aju na ci technologie seen émission net 24 mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak Sunugal 24 Biggy Jackson moo nekkoon ci technique bi ba beneen incha allah jaa ngeen jëf.